by Lotus teint éclat by Lotus nekk na cosmétique ba nga xamante ni da leen di jaay ay produits yoo xamante ni day defar sa teint ba mu rafet ba mu yànj borom teint marron yeeg teint clair yi foo romb ñu xoolaat la waaw ay lait de corps ay crème de visage ay savon yoo xamante ne moom moo koy defaral boppam doo ko gis feneen fudul ci moom waaw yamu ci góor ñi sax ñoo ngi ci biir ñëpp a ciy gis seen bopp ndax da leen di defaral ay gamme ñoom tamit day jaay ay sacoche ay sac des chaussures comme des mules des sandales ainsi de suite waaw des sous-vêtements pour hommes day jaay ay cuuraay yu neex a neex a neex a neex waaw waaw des perles de taille communément appelées bin bin am na ay paniers à effet des draps des nappes des serviettes day def pédicure di def manucure waaw huile de massage sax da koy jaay des ensembles de blousons des sérums comme des tubes aussi teint éclat by Lotus nag ma nga nekk fële ca Zac Mbao ku fa bëgg a dem ce sera uniquement sur rendez-vous da ngay woote ci numéro bi 78 480 05 59 78 480 05 59 ak teint éclat by Lotus rek da ngay nes nesi. ani bandi sañse yi yéen lay waxal egsi leen ak jàmm fii ci Jal Shop seen boutique prêt-à-porter bi leen di jox lépp loo leen soxla ci sañse góor jean Lacoste t-shirt chemise dàll ba ci casquette de très bonne qualité ay marque yu tendance jóge ba bitim réew fii nga koy fekk ci Jal Shop danga bëgg a nekk bandi sañse gaawal seeti Jal mu teg la ci code jox la yu baax foofalee xale yi barde wala sax madame gën a kontaan Jal Shop. Ami internet Kër Ndanane TV ñu lay jaajëfal Dieyou Car à la présentation comme d'habitude ngeen ñëw seen biir émission Takasa Daal nag nekk na émission boo xam ne ci biir Kër Ndanane la majeure partie de nos internautes ñu ngi koy suivre carrément parce que gis nañ ne émission bi nekk na émission boo xam ne dafa nekk émission bu am solo parce que les invités dañuy teg seen daal ñu rejoindre nañu fii ci biir kër gi ñëw fas yéene partager ak ñun plateau bi et ça fait plaisir di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu suivre sincèrement ñu ngi leen di jaajëfal di remercier les personnes yi nga xam ne ñooy liker li nga xam ne mooy nos vidéos en même temps di commentaire di partager en même temps di abonner di leen wax ne ñu ngi leen di jaajëfal et ça fait plaisir ñu dalal ki nga xam ne mooy Omar Sarr moom mi nga xam ne moo nekk coordonnateur mouvement nitu dëgg tey moom lañu amal suñu plateau fas yéene amal waxtaan bu yaatu ak moom ci li nga xam ne moo jëm ci actualité dëkk bi ak nu mu ko gisee ak nu mu war bu ñu nee mouvement nitu dëgg nag ça veut tout dire nit koo xam ne ñoom ci dëgg rek nañuy dox dëgg nañuy gis te si nañuy teg seen tànk donc ñu fas yéene bàyyi ko mu nuyoo Omar ñu ngi lay ziar. jërëjëf ñu ngi lay ziar di la bëggee di kontaan si invitation bi di nuyu aussi waa Kër Ndanane. fii moom ay ndaanaan laa fekk moom. ñu ngi lay ziar moo tax sénégalais yi nañu abonné bu baax ci seen chaîne bi. parce que yéen ay jàmbaar ngeen. ñu ngi nuyu aussi sénégalais yëpp bàyyiwuñ kenn di nuyu aussi waa mouvement nitu dëgg. ak waa collectif ànd sàmm jikko yi nga xam ni si lañ nekk di dox ay càng jéego. d'accord ci kaw loolu ginnaaw bi nga nuyoo ñi nga xam ne ñooy suñu mbokk internet comme ni nga waxee Kër Ndanane la scène de l'élégance di jaajëfal ñi nga xam ne mooy ñoo partenaires yi nga xam ne ñoo nekk ci télé bi di ànd ak ñun si par rapport à tous nos émissions ñu ngi leen di jaajëfal ci kaw loolu dañuy xuus si li nga xam ne mooy waxtaan bi ñu gis na nga nekk coordonnateur mouvement nitu dëgg est-ce que mën nga ñu ñëwal tuuti ci li nga xam ne mooy seen mouvement nitu dëgg taxawaay bi nga xam ne moom ngeen nekk ak lan moo sàkku li nga xam ne mooy mouvement nitu dëgg. waaw xam nga réew day soxla interlocuteur. maanaam peuple day soxla tout le temps ay interlocuteur. day soxla ay nit yuy refléter image u réalité dëkk boobu. effectivement waaw léegi nag daanaka loolu bokkoon na ci li taxoon ñu sos mouvement nitu dëgg. parce que il fallait que population bi am relais. seen li leen métti am ku leen koy waxal injustice yi ñuy dund di ko subir mu am ñu leen di défendre suñu amee message bu ñu war a jàllale aussi am ñu taxaw pour jàllale leen message boobu mu war a nekk un message de vérité aussi un message qui doit correspondre ak réalité dëkk bi xam nga dëkk bi suñ ko waxee mooy diine ak valeur d'accord donc pratiquement loolu d'une manière générale loolu moo waral taxawaay bi. d'accord ci kaw loolu dañuy gis ne dañuy xuus daan bi nga waxee ci li nga xam ne moo jëm ci mouvement nitu dëgg dañuy xuus directement ci côté valeur parce que dañuy gis ne ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko bi mu installé woo fi nga xam ne mooy Ziguinchor moom si saa si dafa teg li nga xam ne dafa am ay changement yoo xam ay coppite yoo xam ne indi na ko ci li nga xam ne mooy biir Ziguinchor wàllum tur beeg changement yi yow loolu noo ko gisee. waaw dañ koy féliciter bu baax félicitation président Ousmane Sonko ci affaire boobu parce que
loolu déjà premier acte la pour jéem a wane rupture. parce que bu njëkk doomu sénégalais yi dañ daan juddu ba am 5 ans 7 ans. ñu naan leen ay rue nangam ay rue Vincent ay rue nangam xamuñu kuy kooku. xamuñu loolu sax xamuñu ndax loolu turu nit la wala déet. donc kon Sonko su fekkee day woote rupture. woote moom sa bopp woote patriotisme. mu ñëw tey am pouvoir de changer mu démarrer di changer si loolu noonu. loolu njort mën na ci rafet. donc dañ koy wax ni na continuer affaire bi volonté la laaj ak détermination. na continuer comme ça te fekk mu ngi continuer jëm ci côté boobu. peuple bi dinañ continuer di ko soutenir. parce que peuple sénégalais bi dañoo sonn ci baat bi ñu noot. maanaam takk bi ñu takk buum suñu baat dañ ci sonn. te képp ku jël paaka pour dagg buum bi rek. peuple bi da lay jàppale. te acte bi mu posé ci loolu la jëm kon ñu ngi ko ciy waxaat encore félicitation. d'accord ci côté félicitation boobu noonu dañuy dugg directement ci nga xam ne mooy Guédiawaye mais biir Guédiawaye dañoo remarqué ne ci côté mairie ba tey dañuy desandi ci wàllum li nga xam ne mooy mairie dañuy gis ne biir Guédiawaye ki nga xam ne mooy Ahmed Aïdara moom moo fa nekk maire. mais dañuy gis ne Aliou Sall fi mu toll nii jël na li nga xam ne mooy 11 conseillers su ma jéemul mu téye ko noonu ci loxoom changement boobu noonu nga xam ne am na fa imagine nga gagné ñu xëy yow nga gis ne yow yaa gën a néew la ci ay conseillers yow yaa gën a néew la ci ay adjoints loolu yow côté boobu noonu nan nga ko gisee en fait. am na ñaari jàngat nag. jàngat bu positif ak bu négatif. d'accord su ñu demee ci côté politique. damay wax ni dañ ko coup d'état. su dee côté politique dañ ko coup d'état. parce que normalement moom mi gagné moom moo war a ànd ak équipe am bu mu war a liggéeyal. ñu ànd liggéey. donc kon Aliou Sall donc li mu def mënoon na bañ a demee noonu parce que moom ba mu gagné. peut-être defuñ ko noonu wala peut-être jéem na ba moytu genre piège yooyu. d'accord mais sama jàngat bi ma gëm man bi ma gën a gëm mooy bu sociétal bi xam nga bëlewu politique la mais sur le plan sociétal su fekkee ni ñun ñëpp ñoo bokk réew bi Ahmed Aïdara warul ni kii laay àndal wala kële laay àndal. koo mën a àndal. su fekkee liggéey rek moo la tax a jóg. te surtout dans la transparence gis nga loolu dafa am solo. surtout cohabitation bi muy imposer te loolu sax na ko yeneen mairie yi yëpp adopté loolu. su ko defee cohabitation fekk mu ngi am. transparence dina am dans la gestion étatique dans la gestion des deniers publics su ko defee affaire dina mën a avancer mais su fekkee ni ñi ànd far di comploter ñoom ñooy continuer di ànd kon kii su defee njombe kii da koy nëbbal njombeem kii su bëggee sàcc xaalis kii day xam ni kii sàcc ne mais du ko wax peuple bi donc kon ça serait mën nañu wax sax ni benn complot lay doon contre le peuple contre la société sénégalaise mais su fekkee ni ñaar ñoo xamante nii bokkuñu camp politique d'accord ñu si yu bëri loolu day am solo pour ñoom ñu cohabiter ñu bokk gestion bi nga xam ni kenn ku nekk da koy teg si yoon gestion bi am transparence dans la kii ci bénéfice su sénégalais yi moo tax ma ni d'une part loolu c'est très important. d'accord ci kaw loolu ñu gis ne fi mu toll nii ñoom seen diggante gis na diggante Aliou Sall ci wàllum ki nga xam ne mooy préfecture bi préfet bi ñu koy jël di ko war a jox li nga xam ne mooy passation de service. mais dañuy gis ne diggante boobu noonu amoon na ay kuréel yoo xam ne jot na fa am ci diggante Aliou Sall ak ki nga xam ne mooy Ahmed Aïdara donc loolu noonu tey lan lay def ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk seen ginnaaw ci alentour bi yow lan ko ci gis. waaw loolu xam nga respect dañuy wax ni respect mag su ko amee moo ko may boppam. te autorité sénégalais yi ñoom sàkkuwuñu respect ci kanamu population bi loolu du respect déjà suñu nee ñoom ñooy autorité yi kii mooy ancien maire kii mooy le nouveau maire au moins war nañu respectante au minimum devant les caméras devant le public ku nekk war nga mën a respecter sa moroom xam fi nga war a yem sooy wax ak moom ak fi nga warul egg sooy wax ak moom mais malheureusement Sénégal làmb ji dafa influencer lépp surtout politique bi. d'accord léegi parce que Aliou Sall moom magam di Macky Sall daanaka suy wax ci wàllu politique sax affaire yëkkati naa ko daan naa ko biir bi weex na donc ci làmb ji la ñuy jëlee exemple ci lépp. moo tax dañuy dem ba ñoom dañuy fàtte ni ñu ngi ci politique mooy lan la bonne gestion de la cité. dañuy fàtte ni ñu ngi ci loolu dañuy foog ni ñu ngi ci làmb. maa ko dóor maa ko daan. moo tax souvent day feeñ ci seen kàddu day feeñ ci seen ay expressions. après ça devient malheureux léegi nag xale yu ndaw yi. yi nga xam ne ay sénégalais lañ bëgg réew bi war a jàng si ñi si kaw du ñu am lu ñu jàng sinon li ñuy jàng du baax moo tax suñu deful attention génération yi di ñëwaat ñooy gën a sonn parce que amuñu ci kenn ku ñuy jàngee comportement bu baax en tout cas du politiciens yi may gis. d'accord ci kaw loolu ci côté jàng bi sax lay revenir par rapport ak les enseignants ci li nga xam ne mooy grève yi élèves yi di dënmal fan yëpp ñu gis ne tar na ñu déggaat ne carrément que ne
toog nañ waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy wàllum état mais gis nañ certaines personnes yi nga xam ne ñoom seen jëm bopp ci ay étudiants ci ay enseignants ñoom d'accorduñu que ñoom gisuñu seen bopp boobu ñu ne ñoom ñuy continuer seen ñu ngi wéyal li nga xam ne mooy seen grève yow loolu noo ko gisee. loolu mooy système mu warante xam nga man j'ai été syndicaliste bi ma nekkee université fac science. xam naa bu baax comment ça se passe système mu warante bi nekk Sénégal bi nekk ci société bi ci suuf moo nekk ci syndicaliste yi moo ñëwaat nekk ci politiciens yi. vous voyez donc loolu kese la da ngeen di ngay woo ay nit ngeen di war a waxtaan war a tënk benn kàddu pour l'intérêt de tout le monde. mais am na si ñoo xam ni li leen intéressé si ànd bi mooy nañu gis porte d'ouverture porte bu ñu jaar pour mën a wax ak président wala pour mën a wax ak ministre bi wala pour am lu ñu dugal seen poste après ñoom ils vont trahir la mission loolu kese moo tax Sénégal rarement ngay gis mbooloo mu rëy ànd nekk ci benn affaire ba atteindre seen objectif te yàquwul loolu moo lay wan ni nag Sénégal dëkku warante la sénégalais dafa mën a wor moromam moo tax ñun mouvement Nitu Dëgg on est conscient de ça moo tax ñun on est très méfiant moo tax ci suñu slogan yi am na bu ñu si tuddee ñu ni du ñu ànd ak n'importe qui suñ la wóoluwul ci sa jaar-jaar wala ci say gisin wala ci say principe suñ la ci wóoluwul du ñu ànd ak yow moo tax soo xoolee damay glisser tuuti dugg ci collectif yu bëri yi nga xam ne judd na fii Sénégal ay aar lu ñu bokk ay nangam yooyu yëpp fan lay mujjee day tas parce que nit ñi ay principe boolewul leen woon kii dafa ñëw pour am ay lu mu dugal ci poosam kii dafa ñëw pour atteindre objectif am kii dafa ñëw pour bëgg siiw su xasee siiw pare na si kii su amee li mu bëgg pare moo tax il faut que nit ñi choisir ñi ñuy àndal seen ay partenaires ñu choisir leen ñu choisir seen ay interlocuteurs ñu ba pare choix bi dañ ci war a rigoureux dañ ci war a sax radical suñu fekk defuñu loolu affaire yi toujours nii lay mujjee d'accord war rek lay mujjee d'accord ci kaw côté war boobu dañuy gis ne ki nga xam ne mooy Bamba Fall maire Médina moom dafa war waa Médina war ñi nga xam ne ñooy population parce que gis nañ ne fi mu toll nii Bamba Fall moom dellu na ci ki nga xam ne mooy président Macky Sall comme conseiller te moom toogoon na ci ay télé ci ay plateau wax ne na carrément que moom si jëm boppam moom du liggéey ak Macky Sall te soxlawul poste Macky Sall loolu tey en tant que yow mi nga xam ne yaay jor kàddu nitu dëgg yi loolu lan nga ci mën a jàngat en fait. trahison bu rëy la te loolu dañuy joxaat dëgg ñun mouvement Nitu Dëgg nga xam ne ñun dañu dàq toutes les collaborations quasiment avec les politiciens parce que duñu ay nitu kàddu sont des traîtres ay workat lañu parce que xoolal Bamba Fall ni mu trahiré waa Médina léegi ci élection yi pourtant y avait des gens qui se combattaient ay nit yu doon xeex pour Bamba Fall am na ñu ci jàppoon sax tëj leen ñoo xam ne nii seen bakkan mënoon na ci des parce que Bamba Fall la ñu fal parce que d'accord ñu ak la politique de Macky Sall léegi Bamba Fall falu au lendemain des élections mu wan leen ne leen faale wu ma leen yéen ñi ma fal maintenant j'ai le pouvoir dama koy doxalee nu mu neexee loolu nag pratiquement 95 wala 98% des politiciens Sénégal fii ñoom ci système boobu la ñu nekk d'accord faalewuñu ñi leen di xeexal faalewuñu ñi leen di voteel ñoom suñu xasee am li ñu bëgg ñoom ñooy xool lu leen neex ñu def ko wor la moo tax sénégalais yi tamit nañu continuer di xëppi di xool nañu xool quoi ñu xam lan moo leen war a jaral jóg sol sa dàll dox dem lan moo la war a jaral xeex lan moo la war a jaral nangam en tout cas warul nekk lii di politiciens yi ak alalu àdduna déedéet parce que ci ay programme rek la leen di indil au contraire nañu dëpp jëm ci côté valeur jëm ci côté diine xeexal ko ndax loolu moom bénéfice lay doon te dina la fekk si fële si d'accord ci kaw loolu dañuy gis ne ci côté valeur ci côté diine mais dañuy gis ne ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ànd sàmm jikko yi ñu ngi xeex li nga xam ne mooy wàllum góor jigéen ci biir Sénégal te ci kaw loolu ñu gis ne fan yi ci ginnaaw gis nañ ne ay góor dem nañ sikk ci kaw ay jàkka beneen bi ñu ne déetawaay ñu gis benn taalibe ci taalibe laa de taalibe au niveau de Zac Mbao moom moo sàkk moroomu camarade am donc loolu noonu tey ci sàmm jikko ñi taxawee ni ñuy doxalee en résumé par rapport ak tamit ci li nga xam ne mooy marché bi ñu amaloon ci place de l'Obélisque boo ñu mënee ñëwal ci yooyu noonu dina baax trop pour que ñu mën a am événement ak noo gisee yooyu noonu. gis nga loolu day légitimer suñu combat. te loolu mooy wax ni état warul dëgërante bopp ak population. ñun depuis 2015 la ñu commencé nekk ci xeex bi di xeex góor jigéen. ñëw fexe ba dugal une proposition de loi pour ñu criminaliser homosexualité. mais suñ ko criminaliser woon dañuy libérer ñun. ba pare dañuy libérer peuple bi ba pare dañuy jox les avocats les procureurs les juristes dañu leen di jox. les arguments qu'il faut les moyens qu'il faut pour combattre l'homosexualité. D'accord. Parce que su fekkee ni Sénégal actuellement nii ay nit suñu leen jàppee ci mbiru góor jigéen yi
benn président tribunal mënu leen tëjlu. parce que amul fu mu koy teg. mais su fekkee woon ni ñoom def nañ li ñu bëgg. ñu voté loi bi ñu criminaliser ko. kon su boobaa ñoom dañuy def seen liggéey. su ko defee nit ñi suñu naree def yëf yu bon yooyu noonu dañuy xam ni man lii su ma ko defee 10 ans de prison man na ma ci fekk. kon day réticent day kii. mais su la leeree ni yow lii soo ko defee kenn du la tëj d'abord. ensuite mën nga ci am promotion wala nga am ci visa Hollande wala visa France wala visa nangam. mais loolu day doy waar. te état bi moom moo am la responsabilité de protéger les populations. effectivement te homosexualité baaxul. diine bëggu ko la décence. bëgg ko dara bëgg ko kon état bi moo war a protéger nit ñi ci phénomène boobu nga xam ni depuis Nations Unies la jógee ñëw ñu bëgg ñu ko imposer suñu réew yi mais état bi ni mu leen mën a protéger ci ay loi n'est-ce pas ay loi mooy protéger mbir yi moo tax quand Macky Sall dit tant que je suis là du ma mas a accepter ñuy légaliser ma ne ko non tu n'as rien compris Macky il n'a rien compris ñun ay institution mooy doxal réew ay kàddu nit mooy doxal réew rawatina kàddu Macky Sall nga xam ni moom faale wu ci dara mën na wax benn affaire léegi suba mu changé ko ni non c'était des paroles politiques wala c'était des promesses politiques kon kooku na bàyyi muy def na gérer réew bi comme na mu waxoon bi muy waat dafa jurer pour garantir la constitution na respecter affaire yi quoi teg ko si yoon. d'accord ci kaw loolu damay jël ñaari question xam naa ne Lamine bi mooy signalé que temps bi di ci des bëreetul te fi mu toll nii dama bëgg a jël ñaari question rek boole ko ci li nga xam ne muy par rapport ak nos deux imams premier imam bi nga xam ne fan yi passé gis nañ ne am na ay kàddu yu mu yëkkati woon ci benn plateau jëmale ko ci chrétiens yi beneen bi tam mooy suñu imam Ali Ndaw bi nga xam ne moo demoon wuy ji woon ci procès bi ñaari yooyu nan nga ko gisee ak lan nga ñu ci mën a wax en fait pour que ñu mën a tëj émission bi. waaw imam Lamine Sall moom dafa def faute bu grave. waaw su fekkee ni jullit la am ay moroomu imaamam di yëngatu si benn mbir bi même bu ci amee ay suggestion war na dem toog ak ñoom waxtaan ak ñoom su amee ay joyanti lu mu leen war a jubbanti wala nangam mu wax leen xalaatam mais moom il a choisi dem ci télé yi di attaquer pour jéem a yàq xeex bi pour jéem a dénigrer ñi porter combat bi ce combat nga xam ne ni moo gën a légitime ci Sénégal léegi gis nga li ko ci fekk mooy dem na ba il devient tort dem na ba tooñ suñu mbokku catholique yi wax leen wax yu ñaaw ba plainte ñëw na si muy jéggalu après wàcce waat gradam ba xam te pourtant imam la quoi waroon na mën a au moins am un peu de hauteur malheureusement donc kon sénégalais yi nañu bàyyi xel si loolu mooy wor yi ma la doon wax tout à l'heure rek ku nekk yaa ngi wor ku nekk yaa ngi xool nooy def ba am promotion yaa ngi xool nooy def ba mën a rapproché aussi état bi pour ñu jox la xaalis nga dugal sa poste te commencé wul si moom parce que muy commencé si ANOS association des imams et oulémas du Sénégal ñoom ñoo njëkk a def genre pas yooyu donc na sénégalais yi arrêté loolu sénégalais yi nañu dëggu effectivement sénégalais yi nañu dund dëgg nañu ànd ak nit te teg ko ci dëgg pour avancer la société bi pour sa mission bi tax yàlla wàccale si kaw suuf nga teg si ay jéego pour ëllëg nga mën a am compte rendu boo mën a joxe loolu moo ëpp solo yii ñuy def nii c'est vraiment mauvais ñu ñëw ci Oustaz Ali Ndaw ak ki nga xam ne mooy Matar le cas de Matar donc ñaar ñooñu boo ñu ko mënee tënkal rek vite waaw imam Ali Ndaw presque ñun mouvement Nittu Dëgg ñun ñoo yëkkati xeexam depuis bi ñu ko tëjee ñu toog ay quelques weer kenn waxul ay waxam ñun mouvement Nittu Dëgg ñun ñoo yëkkati xeex bi parce que dañu dem def ay investigation waxtaan ak ay mag waxtaan ak ay imam jéem a poser ay questions bi ñu demee ba comprendre ne ndekee les occidentaux ñoom ñoo bëgg a taqal image u islam bu ko jaarale si combat contre le terrorisme si lañ jàppee imam Ndaw parce que tubaab yi demoon nañ ba xam ni kii il est conscient, il comprend ce qui se passe et il est en train de sensibiliser les Sénégalais. Donc il fallait que nous damm laafam. Moo taxoon ñu taxal ko jiñ ko terrorisme. Donc bi ñu demee ba juger ko ba acquitté ko ba mu dem te affaire u ànd sàmm jikko yi ñëwaat na am doole moom tamit mu nekk am ci taxawaay bu am solo. léegi nag état bi pour faire diversion. Macky Sall toujours diversion lay def. toujours Macky Sall quoi toujours lii moom mooy le plus grand problème du Sénégal. Macky Sall. Donc moo taxoon ñu convoqué ko ñu dem ñëpp mobiliser dem ba tribunal ñu naan ñu non erreur la woon waruñ ko convoqué patati. xam nga loolu mooy affaire u ñàkk fayda lu toll ni justice su Sénégal. ñu naan non erreur la te ñoom xam nañ ni. depuis convocation bi nit ñaa ngi mobiliser nit ñaa ngi wax fu ne te ñoom dégg nañ rumeur yi lu tax mënuñu woon ko stopper mais il fallait que ñu bàyyi ba nit ñi ñëw foofu ñu mobiliser ay policiers et tout donc
état bi dafa war a sérieux état Sénégal moo sérieux wul d'accord ba pare ni ñuy manipuler police bi gendarmerie di leen dugal fu ne dañ leen may jàmm dañ leen sonal ñoom d'accord ci kaw loolu gis ngeen ne fi mu toll nii gars yi comme ni ko waxee dañoo amoon ki nga xam ne mooy Omar Sarr moom mi nga xam ne moo nekk coordonnateur mouvement Nitu Dëgg ci kaw loolu ci li nga xam ne moom ngay tàggatoo mooy le cas de le procès de kii Barthélémy Diaz nga mën cee tëj Matar Ba tamit boo ko mënee jëlaale tamit nga waxtaan ci Matar Joxaane boo ci mënee wax dina baax trop pour que ñu mën a tëj li nga xam ne mooy émission Matar Joxaane tamit dañ ko tëjandoo ci dossier Imam Ndao bi moom c'est un ñun Nitu Dëgg on lui considère comme un héros parce que dafa demoon Nigéria jàngale ji alxuraan dégg fa ni am na ay sénégalais yu ñu jàpp ci Boko Haram te moom autorité la woon foofu parce que dafa amoon foofu cër moom mu dem pour jéem a lijjanti ji problème boobu noonu ci Aboubacar Cheikhaw fexe ba 11 sénégalais la je crois mu fexe ba jëlee leen foofu indi leen ñib si Sénégal problème amaat ci diggante bi mu dem di ko lijjanti donc li mu doon def yëpp ku fekkee woon procès bi Matar Joxaane biñ ko laajee ñu ne ko lan moo tax ngay dem di jëli ñële dañu leen su ma demul woon dinañ ma jàpp pour non assistance à personne en danger xam ne kon kooku il est conscient xam ne kon kooku c'est un héros dañ ko libéré nañ ko bàyyi parce que Abdoulaye Daouda Diallo dafa waxoon ni l'État a reçu xaw ma 80 millions xaw ma 80 ñaata xaalis pour la lutte contre le terrorisme xaalis boobu la ñuy lewal mais nañu bàyyi doomu jàmbur yi ñuy jàpp d'accord affaire Barthélémy Diaz bi aussi c'est la même chose politique la rek parce que Barth mook Macky Sall ñoo àndoon yaa ngi dégg bañ ko jàppee Macky Sall bi mu faloo moo ko génne Macky Sall bi mu demee ba xam ne nii Barth li muy dox arrangé wu ko mu bëgg ko tëjluwaat kon politique moom laay fu géej la rek ku jekk sa moroom kii moo tax d'accord laay fu géej la ku jekk sa moroom duma ñun tamit fii ci biir Kër Ndaanaan live la te dañuy jàpp gars yi indi leen te fexe leen solo leen seen daal yi ñëw si plateau bi ànd ak ñun toog partager ngeen ñi nga xam ne mooy plateau bi donc gis ngeen tey ñu ngi indiwoon ki nga xam ne mooy Omar Sarr lan ngay tàggatoo ak nos chers internautes. waaw di leen gërëmaat di wax ne internet dinañu abonné bu baax di partager bu baax. Kër Ndaanaan. parce que fii ay ndaanaan rek ñoo fi nekk. d'accord jërë ngeen jëf macha allah kon gars yi comme ni ñu la ko waxee ça fait plaisir ñu ñëw ak yéen ci seen émission Takasa Daal man Dieye Lukaar maa ngi leen di jaajëfal di leen wax ne am leen fu laay abonné am leen fu laay partager am leen fu laay commentaire yéen ñi nga xam ne dama leen promettre woon que ne à ce que seen commentaire yi dañ koy dugal ci biir émission bi ngeen mën a gis ne carrément ñu ngi leen di jaajëfal si commentaire yi émission bu si topp incha allah bu soobee suñu borom commentaire yi dañ ko teg ci suuf ñu wax si seen commentaire yi jaajëfal leen en même temps tamit di wax ne ñu wax ne suñu mbokk catholique yi ñoom tamit ñu ngi leen wax koorub jàmm di leen jaajëfal peace. dal leen ak jàmm fii ci Touba Optique waa Kër Cheikh Anta borom Darou Salam spécialisé dans la vente de lunettes de très bonne qualité avec une expérience depuis plus de 20 ans dans le milieu. Jong et Frères vous propose des verres blancs, des verres photochromiques anti-reflet, des verres progressifs blancs et des verres progressifs photochromiques anti-reflet. te yamu ci de am na équipe bu xarañ bu nekk ci ginnaaw boo xamante ni saa bu sa verre yàqoo dañ la koy defaral ba pare montel la ko ba mu rafet ngir seen kaaraange boo leen bëggee jot ci yooyu les verres da ngeen di indi ab ordonnance bu ophtalmologue bi bindal. Jong et Frères ñoo ngi fële ci Rufisque ci ginnaaw banque ACEB bi boo ñu bëggee jot da ngay woote ci 77 553 98 43 77 553 98 43 ak Jong et Frères l'expérience fait la différence.